jërëjëf mbokk yi seen émission yoon wi tey am mbégte di dalal docteur Cheikh Oumar Anne nekk ministre de l'enseignement supérieur nekk tamit maire bu Ndioum monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la gërëm ci ñàkk jot gi nga am ba ñëw tey teewal ñu ci RFM. maa ngi lay nuyu Daouda di nuyu auditeurs yëpp ngërëm li ci yow la gën a yeyoo yow mi nga xam ne yow yaa ma nangu dalal tey may ma toog wax ak sénégalais yi wax ak auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu tey émission bi nga xam ne ñu ngi koy def di ci bég di ci kontaan. monsieur le ministre kenn ku bokk sa njaboot. di Babacar Diop jamono yi caabi féete ko ginnaaw mu bokkoon ci dox ñaxtu bu amoon ñuy sàkku wàññite njëgu courant bi yow naka nga dundee tey kenn ku bokk sa njaboot caabi féete ko ginnaaw. waaw xam nga ku caabi féete ginnaaw ak képp ku mu mun doon nit ki rek doo ko yéene doo ci kontaan donc bu fekkee nag sa njaboot la bokk am na nu nga xam ne sa xol noonu nga ciy dundee. mooy li nga xam ne neexu la maintenant nag problème bi ni mu posé woo tey ak ni ko nit ñi jëlee man dama ci mën a waxoon sax duma ci wax mais comme posé ma question bi il faut ma jéem a xool ak réserve yi mu may laaj yëpp nga xam ne ma wax ci wane naa ne sama njaboot la donc bu nekk ci tolof loolu mënu ma neex loolu nag bokkul ak ndax def na yoon am deful yoon dama ne mënuma neex ak nu mu mënti demee ensuite tey problème bi mooy man ministre de l'enseignement supérieur awma ci kàddu bu ma ci mën a war a yëkkati en tant que ministre de l'enseignement supérieur awma ci kàddu bu ma ci war a yóbbu parce que ñii revendiquer tey nañ ko génne xam nañ ne man duma seen interlocuteur ak ku mu mënti doon bu dee parti politique la bu dee syndicat la parce que man enseignement supérieur lañ ma jox ma ci représenter gouvernement bi man ak gouvernement bi mënuñu wax ci affaire enseignement supérieur lu dul nga xam ne am nañu ay solution am nañuy solution ñu ñëw nañu bëgg nañu lii ci loxo gouvernement bi la nekk gouvernement bi am ci position ne lii laay def ak lii laa dul def mais ci problème bi tey ni mu mel gouvernement bi mënu ci am position réserve lay def parce que nekkul ci loxoom ci loxo justice la nekk d'ailleurs gis nga ni justice tey mu ngi ci commencé di liggéey ci xool affaire bi déglu nañ ko moom tontu na defe naa nañu xool affaire bi ni mu demee Sénégal am nay ressort ak am nañu expérience bu yàgg bu bari ci yu mel nii nga xam ne taxawaayu diggante politique bi ñoo xam ne dañuy ñëw opposé wu ci gouvernement bi loolu moo fi am te noonu lañ koy jàppee maintenant nag di sunu ñun luñ ci comprendre ñu def ko mais amul du problème mu enseignement supérieur li muy ñaxtu du problème mu enseignement supérieur li mu defu ko ci biir enseignement supérieur li ko ci dal du ci biir enseignement supérieur maintenant nag ku ci nekk même ci say mbokk boo nekkee ci def dara mun naa am fekke wuñ ko buñ deree dinañ ci mën a am position mais loolu tey loolu du enseignement supérieur mais leneen loo xam ne enseignement supérieur la sa njaboot tamit étudiants yi balaa ñuy feeku bourse rek jaamaaloo ak alkaat yi te président Macky Sall dafa jëloon dogal ne léegi le 5 bu nekk dañu way fay li nga xamante ne mooy salaire yi noo ko jàngate waaw njàngat mu am bu nga xam ne ay fay li nga xam ne mooy ni mu lëloo lañ ciy wax ñun ñëpp nekkoon nañu étudiant cela veut dire que décembre dafa doon période bu nga xam ne moom la ñuy fay gros lot ci at yu commencé yëpp lu dul daaw rek la ñu fay xaalis bi novembre mais booba benn weer lañ leen fay tamit ak ñaar mais ren décembre bi ñuy fay nii ci biir décembre la ñuy fay mën naa am fay wuñu octobre ak novembre mais fay nañu décembre bi nga xam ne ñoom mënuñu ko laajte lu dul le 5 janvier donc gouvernement bi taxawaay bi mu am ci affaire bi vraiment attitude la bu nga xam ne dafa jël en charge préoccupation étudiants yi ak liy symboliser li nga xam ne ñoom loolu la ñuy waxee gros lot mais li ko waral mën nañ ci xalaat xel mën na ko xalaat nangu ko ndax mooy que tey dafa am dysfonctionnement bu bëri ci université yi mooy lan mooy année académique bi du commencer fa mu war a commencer du pare fa mu war a pare te fi ñuy joxe bi ñuy fay nii ñi nga xam ne dañuy fay ci année scolaire bi ñu jëm ñun jotaguñu woon résultat yëpp
mais am nañu système bu nga xam ne gouvernement bi daf koy def xool ñi nga xam ne ak lu mu mënti donné quel que soit leur résultat dañuy am bourse ñooñu ñu fay leen. Dakar jëloon nañu engagement ne dañ leen di fay avant les Noël étudiants yi li ñu grève mooy pas dañ leen war a fay avant du loolu jaaduwul mais dañoo wax ne nañ leen wax ban date lañ leen di fay. loolu am nañ ci droit tamit non. ñoom seen bopp ci ni ñu waxtaanee ak ñoom dañoo ne dañu amuloon information bi leen di wane ne dañ leen di fay heure bi ñu leen fay parce que ñun fay nañ leen le 14 fekk na leen fay ñoom seen revendication sax eggul woon nañ leen fay le 14 man waxtaan yi ma am ak ñoom seen revendication nañ leen fay vers le 18 mais bu ñu xamoon ne dañ leen di fay vers le 14 du ñu dem grève te xam nga mouvement étudiant am na nu mu bindoo noonu la bindoo mais revendication bourse yi du revendication bu nga xam ne dafa méngoog parce que ñun fayuñu bourse yi déedéet dafa fekk ne étudiants yi situation bi fin d'année bi ni mu demee ñoom yëngal wàcc nañ ci tali bi mais li may ciy bëgg a wax mooy ba ñuy wàcc ci tali bi faculté yu bëri jàggaguñu. kon boobu faculté yu bëri commencé guñu jàng waaw mouvement étudiant la wàcc ci tali bi bloqué circulation bi def pression loolu moo fa amoon mais du grève bu nga xam ne dafa ñëw am impact. mais UGB tamit loolu lañ doon grève aussi. waaw UGB problème bi fa am mooy démb ñoom dañoo am problème ci affaire bi parce que UGB dañoo am benn at bu nga xam ne mooy 2017 2018 bu nga xam ne année invalide la année invalide boobu mooy dañoo jàpp ne ñoom jànguñu duñu leen jàpp ne dañ ko redoubler comme duñ ko jàpp ne dañ leen redoubler mooy année te pourtant ñun dañ leen a fay année invalide la mais dañ leen a fay année bi yëpp bourse boobu nag mooy am impact ci gis-gisu direction des bourses ñoom dañoo gisoon ne année bii ren ñoom nañu xaar ba janvier fekk dañuy am résultat yi normal ci seen loxo ñu bañ a def ay projections à partir des résultats ñu joxe ko parce que ba léegi situation bi pour ñoom leerul woon ñoom ci direction des bourses mais bañ ci ba affaire bi posé woo man dama wax waa direction des bourses nañu wax ak instance académique yi mooy université assemblée de l'université de Saint-Louis ñu wax ak ñoom ñooñu clarifier leen impact pédagogique bi nan la war a lëlu ñu wax leen ci tey ñoom ñu ngi ci defar état yi tey fi may wax ni état yi dinañu pare ba ñu yóbbu ko université Saint-Louis pour que université Saint-Louis valide ko pour que ñu jox ko banque bi mu fay leen. Maintenant ñu ngi regretter vraiment gouvernement bi regretter na li nga xam ne moo am non pas parce que dañoo nekk ci retard mais parce que dañoo def ay efforts yu rëy yu nga xam ne dañ leen a war a fay effort yu rëy la gouvernement bi def fay leen fin d'année la mais trouver nañu les ressources nécessaires ay ressources yu doy la pour ñu fay leen et que affaire bi demee nii. mais est-ce que mën leen toog ak étudiants yi ngeen waxtaan ak ñoom ngeen ne leen pour paiement de bourse yi délai tel ak délai tel ba ngeen d'accord ci moo gën weeru nekk rek ñu wane. seen non xam nga revendication yu bourse yi dafa lu bëri ci ñaari at yi moom mooy am mais fekk ne foofu le gouvernement bi def jéego yu gën a rëy mën naa la wax ne tey ministère des finances traitement bi ñuy jox bourse étudiants yi moom la ñuy jox salaire yi. dépense de priorité la ñetti dépense de priorité la état bi am mooy salaire fonctionnaire yi bourse étudiants yi ak fay dette bi décision yooyu lañu jël mettre en place un dispositif le 5 bu nekk dinañ leen fay maintenant nag fin d'année bu amee ñi dem defi examen dellu si nga xam ne dañuy changer liste yi du ñu amoon bourse daaw ñooy amaat bourse ren dafa am ñu ñuy génneek affaire boobu traitement boobu bokkul ak traitement bu nga xam ne ñii xam nañ ne ñii ñooy am bourse chaque année même état yi la ñuy reproduire loolu day joxe ci dëkk yëpp ay retard bu fekkee ne examen yi pare wuñu ni mu waree. ñii di SAES ñoom tamit ñu ngi wër di ñaxtu jamono yi lan mooy seen jafe-jafe tey ak lan nga xalaat ne mooy saafara bi. xam nga man SAES ci laa bokkoon jàpp ne syndicat la bu nga xam ne moom mooy bi gën a représentatif ci université yi ba ma nekkee ministre de l'enseignement supérieur sama diggante ak ñoom diggante ministre la mais bu am gis-gis ci syndicalisme ak syndicat bu mu respecté dama leen di consulter di waxtaan ak ñoom ci lu ma war a def fekk ne man maa ko war a def gouvernement bi war a ko def ak ci lépp lu nga xam ne mooy situation université yi donc maintenant nag ñoom syndicat lañu syndicat bu am ni muy doxalee ak autonomie
mais man jàpp ma ne ministère bi ak ministre bi am nañu ay problème yu nga xam ne diggante syndical SAES la ak affaire boobu am na ñaari revendication yi fi am benn revendication bi fi njëkk ñaari grève la fi SAES def ñaari débrayage mën nañu wax benn bi section wu Dakar moom moo waxoon nañ leen fay ay heures supplémentaires mais loolu ministère bi amu ci du ministère bi loolu rectorat la ah bokk ci yéen non rectorat la parce que li amoon mooy gouvernement bi bàyyi libéré woon na bourse yi loolu tamit ay problème mu traitement la toujours li traitement la mais gouvernement bi jox nañ instruction ferme recteur yi que nañu respecter engagement yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ak enseignants yi ak SAES ba pare joxe moyens yi parce que nee na recteurs yi ak syndicat bi gouvernement bi décision yi mu jëloon pour respect yooyu dafa jël ay moyens jox ko recteurs yi maintenant recteurs yi dans leur gestion ñoom ñoo war a respecter engagement yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko teg ko seen loxo ba pare jox leen moyens yi li ci war loolu ba mu amee man wax naa ak rectorat bu Saint-Louis bu Dakar boobu recteur bi nekk fi mais wax naa ak secrétaire général bi jox leen ay instruction ñu fay ci ni mu gën a gaawee. dañoon gis chaque année bacheliers yi doon grève parce que orienté wuñu leen woon ren nag nga indi nouvelle bu neex nga ne tous les bacheliers yi am maanaam ñi jàll ci baccalauréat bi dañ leen yóbbu ci université yi mais xale yi ñu ngi ci mbedd yi ba léegi lan moo waral loolu. non xam nga fi ñu toll nii fi ma la wax nii tey nii fi ma toog nii mun naa la wax ne étudiants yi am bac ren war a jànge ci université ñaanoon nañ leen orienté ci. université publique yi. juróom fukki junni ak ñeent la ñu woon. tey am na système bu nga xam ne mooy Campus Sène ci la ñu war a sukkandiku pour inscrire. Campus Sène ñun bañ ko ubbee juróom fukki junni ak ñeent. ñoo demandé ñu dugal leen ci. ñu orienté leen ci université publique yi étudiant bu ci nekk demandé nga ñu orienté la ci 18 options 18 filières ñu dugal ko ci Campus Sène nga am compte ñu jox la numéro identifiant étudiant léegi nga demandé ba nga demandé nag dañuy def compétition ba ñu defee compétition première compétition yi étudiants yi ñi nga xam ne orienté nañ leen ci seen première option ñoom dañuy ne leen léegi am ngeen orientation bi ngeen gënoon bëgg wax leen ndax bëgg ngeen ko am bëggu leen ko buñ ko bëggee ngeen bind leen ñu wax ñu valider ñu fay 25 000 ci diiru semaine ñu jàpp ne nangu nañ seen orientation bu ñu bëggul orientation bi nga xam ne moom la ñu bëggoon bëgg nanguwuñ ko te ñu orienté leen fa ñu changé leen ñu dindi leen ci étudiants yi nga xam ne dañ leen a war a orienté parce que noonu la bindoo système bi noonu la bindoo. bu fekkee ne nag ñeneen ñi nga xam ne orienté wuñ leen bu fekkee am nay place yu disponible ci place yi nga xam ne moom la ñu waxtaanee woon ak université yi ñu orienté leen fa mais ne leen mun ngeen xaar deuxième tour bi. orientation bi bu deuxième tour orientation bi bu leen neexee ngeen valider fi ñu leen orienté bu leen neexul ngeen xaar deuxième tour orientation yi bu deuxième tour bi ñëwee bu fekkee ne yow sa deuxième option lañ la orienté tu es obligé nga valider tey def nañu juróom benni tour orientation orienté nañu lu toll ci 44 000 étudiants. sur ñaata. sur 54 000 yi. ba mu dese leen presque 10 000. waaw déglu rek ci Campus Sène bi. 5 000 ak lu topp orienté wuñu nanguwuñu orienté bañ nañ orienté nañ leen ci orientation définitive yi validé wuñu buñ ko jàppee muy 50 000. bonte ay 4 000 moo quelques non 3 000 et quelques. ah oui moo desoon 3 000 et quelques yi tey fi ñu toll nii jël nañ ci 2 000 ñu remplacer ba léegi ñeneen ñi nga xam ne dañoo bàyyi tey fi ma lay waxee nii. li ñu dese ci orienté li nga xam ne ñëpp nee naa la orienté leen ñi nga xam ne Campus Sène orienté wu leen 3500 la 3500 yi 905 yi bac arabe la ñu am université Cheikh Ahmadou Bamba lañ leen orienté wax nañ na waaye université Cheikh Ahmadou Bamba ba ñu jàkkaarloo foofu la ñu leen loolu lañ doon def at bu jot
te université Cheikh Ahmadou Bamba moom duñ ko jàppee institution privée moom du joxe sa facture dañuy waxtaan ak moom xool yan charte la ñuy liggéeyee. mu des li ñuy wax 1000 étudiants 1000 étudiants yooyu 650 yi dañ leen a yóbbu ci ay filières yu nga xam ne dañ ko créer yu bees université bu Thiès yi nga xam ne ci gestion communautaire la ak lu jëm ci sage-femme infirmier ak paramédical. ñoom ñoo ko demandé. non université bi moo ko créé. est-ce que étudiants yi ñooy demandé. waaw maa ngi ñëw ci loolu. étudiants yi nee naa la compétir nañu juróom benn yoon ci seen i choix yi ñuy am. étudiants yi nga xam ne ñoom la ñu orienté seen 3 premiers choix 33000 la ñu. cela veut dire 33000 yi 3 premiers choix yi ñu def. fa lañ leen orienté ñeneen ñi nga xam ne ci seen 5 premiers choix yi lañ leen orienté ñooñu dem nañu ba nekk 37000 et quelques. ñeneen ñi nga xam ne dañ leen orienté nag maintenant ci seen 12e ak seen 18e choix ñooñu à peu près 3000 la ñu. ñi des mooy compétir nañu 6 fois ci seen 18 options orienté wuñu leen mooy seen choix méngoowul ak seen i capacité pédagogique. ñun ñoo leen di orienté daaw dañ leen doon jël rek yóbbu leen ci école privée yi. déedéet ren ñun ñoo leen di dugal ci université yi. donc dañuy xool poste yi nga xam ne dafa am nañ ko ci université te amul kenn ku fa mën a nekk ñu dugal leen foofu. ISEP yi am na ñu fa dugal ñooñu dugal nañ fa lu mot ak 350. UVS dugal nañ fa 160. d'accord mën nañ yaakaar ne semaine bi. ñëpp ñoom fi ñu toll nii fi ma lay wax nii ñoom ñëpp jot nañu. ñëpp orienté nañ leen. maintenant ñi nga xam ne orienté wuñu leen ci Campusen ni ñu leen di informer du gaawee comme ni ñuy informer ñi nga xam ne Campusen la mais ñu ngi utiliser moyen wu Campusen tey nii pour liggéey fii ak ñaari fan ñoom tamit ñu jot information yi ñu xam fu ñu mën a jàngi jee. maintenant ci orientation yi li ñuy wax xam nga dañuy wax capacité d'orientation yi li ñuy wax lu gën a bari. tey ministre de l'enseignement supérieur bi di wax mooy jël en charge responsable pédagogique yi nekk ci université yëpp amul lenn lu ñu def lu nga xam ne waxtaanuñu ci instance pédagogique yi ba ñu ba ñu d'accordante ci loolu la loi bi wax loi bi décret bi sur les orientations dafa ne d'un commun accord université yi seen instance académique ak ministère de l'enseignement supérieur dañuy déggoo ci capacité yi dañuy déggoo d'un commun accord. cela veut dire que duñ ma wax ne noonu nangul lii ñële wax. rek déedéet dañuy waxtaan ak ñoom. bon de mais li may mën a wax fii non seulement dañoo waxtaan ak ñoom mais li ñu def ñoom ñoo ñu ko proposé ñun dañuy poser problème yi rek ñu ne ñu laal nii lañ koy réglé nii lañ koy réglé. loolu dafa am importance. mais monsieur le ministre su ma la dégloo université privée yi ren moom bàyyi ngeen leen. non fi ñu toll nii moom gouvernement bi du fayal étudiant njàngam étudiant buy door di am bac. duñ ko fayal njàngam ci école privée. bon ñooñu dañuy tëj université privée. non duñu tëj. xam nga système fayal étudiants yi. ci école privée yi 2013 la commencé. avant am na étudiants yu nga xam nga nee naa la tey am na 5000 étudiants yu nga xam ne validé wuñu. ñooñu mun na am. dañuy jàng ji ci privé bi lañ wala bitim réew. am na ñu nga xam ne sax dañuy validé mais bu ñu demee ba ci biir dañuy dem jàngi ji. privé ci non ñu jàngi ji bitim réew. ñi ci gën a bëri laajte wuñu jàngi si université yi parce que am na 3000 étudiants yu nga xam ne demandé wuñu ñu orienté leen. waaw d'accord ñi fi des ni te li may wax ni 5000 yooyu am na ci ñuy dem ci université yi école privée yi mais même ñi ñu orienté par exemple ku demandé woon dem Ziguinchor mbaa nga demandé dem Bambey mbaa nga demandé fenn bu ñu demee ñooñu mun nañu dem jànge ji feneen parce que dañuy def ay choix ba léegi. choix école privée yi ba léegi dañul jànge ci école privée dañul. mais li dañ mooy gouvernement moo leen fayal directement. mais yooyu université moom tam ñuy tëj de moom bu ñu leen toppee. si déedéet. te yéen leen yoreel bor ba léegi bor bi foo ci toll. waaw loolu xam nga loolu bor bi ñu ngi leen yoreel bor mais du bor bu nga xam ne egsi na fu ñu leen ko war a fayee. ah bon yéen a ngi ci délai yi. non fay nañu li ñu facturé yëpp facture bi ñu présenté yëpp fay nañ leen ko yore lu ñu leen tey fii ñu wax ni ci facture bu ñu présenté enfin. mais ñoom nee nañu ànd ñuy ak ci loolu. am na lu ñu leen yoreel. li ñu leen yoreel mooy am na tuuti li ñu leen yoreel ci année 2017 2018
am na lu ñu leen yoreel ci année 2018 2019 yi nga xam ne facturation bi ba léegi ñoom facturé guñ ko. bon ñoom yore ngeen leen mais yéen jotu leen facture pour mën a fay. non ci système bi la nu ñu déggoo la ñu ne ñoom nan la ñuy présenter facture yi. d'accord dafa amoon problème parce que dañoo envisagé woon ne 3 milliards la ñuy fay affaire bi dem ba ñuy fay ay 12 ba 15 milliards par an ñu defay effort ne leen léegi kon leneen li dañ koy étaler ci beneen année bi ñu d'accord ci loolu présenté guñ ko mais buñ ñu ko présenté ci waxtu charte yi ñu leen ko waxee dañ leen koy fay ci charte yi nga xam ne ñu nag ñoom ñoo ci déglu mais bu weesoo loolu tamit gouvernement bi dina jàppale école privée yi parce que ñun ñoo jàpp ne système enseignement supérieur bu Sénégal dafa am public ak privé lii du loolu moom mooy li nga xam ne moom moo lal politique boobu li orientation yi lalul politique jàppale ba leen bi mais donc dinañ leen jàppale ci yeneen créer conditions yu nga xam ne comme ni gouvernement di def créer conditions yi nga xam ne le privé day mën a épanouir exercer ou comme il se doit mais du ñun ñoo war a ñëw di fay privé bi loolu tamit du lu nga xam ne charte la yu nga xam ne de façon exceptionnelle lañ ko jëlee woon àgg na système bi àgg na benn niveau bu nga xam ne dañ koy war a bàyyi dem feneen te ñu nag ñoom ñoo ci déggoo ñu nag école privée yi ñoo ci déggoo ñoom sax ñoo ko laajte ne mënut dootuñu jàngale rek ñu ne leen d'accord fekk nañ leen ci mais li may mën a wax ci problème bi ci orientation bi parce que ba léegi capacité université yi nit ñi dañ ci wax mën naa wax ne tey fi ñu toll nii bachelier scientifique yëpp ñu amoon ci 2 tours yi njëkk yi rek lañ leen orienté. ah oui. ba tey am nay place yu des bachelier scientifique yu des. mais monsieur le ministre loolu war na mën a poser problème de réew moo xamante ne ñi pratiquement littéraire la ñuy jàng te réew yi fi mu nekk nii science moom mooy développé réew. rawatina sa pétrole bi. teg nga ci sa loxo. waaw léegi wala ma sa politique. ñu ngi ubbi. mais wane naa capacité capacité scientifique yi. maintenant am na ñaari dysfonctionnement benn dysfonctionnement bi mooy mën na am étudiants yi ñii def candidat yi def bac ñii def bac scientifique doy bëriwul bu weesoo loolu tamit ñi nga xam ne dañoo am bac L2 yi nga xam ne peut-être mën nañ leen orienter ci yenn scientifique yi am na décision yu ñu war a jël pour orienter leen ci ay filières par exemple ku def L2 war ngaa mën a def vraiment sciences économiques ndax àdduna bi yëpp ñoo ngi koy jàmm mais loolu ay discussion la ñu nga xam ne dañ koy waxtaan ak instance académique yi ñu xool naka la ñuy adapté wu parce que da ngay dis benn waay bu def L2 ñu yóbbu ko géographie mu dem defi géographie nga xam ne géographie capacité yi ñuy laaj ci science maths physique ak affaire yooyu moo ëpp niveau boobu moo ëpp yi ñuy laaj ci science économique ñu orienté ko géographie mais duñ ko orienté loolu ay dysfonctionnement la yu nga xam ne posé wu na ci université yëpp mais mun nañu trouver ay solutions. mais comme Sénégal aussi ñu wax waxu pétrole est-ce que yéen a ngi xalaat aussi. filière yooyu di leen fa gën a orienté aussi. am nañu institut du pétrole. waaw mu ngi jàngale génne na ñoom ay diplôme. ci filière yi ma lay wax ñu ngi koy créer université yëpp ñu ngi liggéey ci créer ay filières yi nga xam ne dafa jëm ci pétrole et dispositif bi ñu teg mooy fexe ñun ministère de l'enseignement supérieur ak ministre de l'énergie ñuy xool yan programme ñoo adapté fi ñu jëm ñu créé ko fii ak pétrole bi di commencer exploitation bi man defe naa Sénégal dina def ay jéego yu rëy yu important yi nga xam ne structure pétrolière yi ñëw di liggéey ci pétrole bi fii dinañ leen fournir main d'œuvre de qualité. te yéen a koy fournir université. waaw université ak ñu jàngee ci yeneen université yi parce que àdduna bi fépp la ñuy jàngee du mënuñu yeewu rek jàngale lépp. mais mën nañu jàngale ay cadre dinañu génne cadre yu doy de haut niveau yi nga xam ne fi ñu leen war a soxla dinañ leen den ci am. gis nañu en 2014 ñu voté woon budget université Amadou Mahtar Mbow ak bu Sine Saloum bu nekk 10 milliards mais ba léegi université yooyu moom doxatugul de loolu foo ci toll. waaw loolu xam nga inscription loolu dañ ko inscrire woon ci budget bi pour démarrer mais il y a eu des difficultés il faut le reconnaître ba tey te loolu vraiment président wax na ci waxaat ci li ma la mën a jàpp ne mooy tey nii. fi ñu toll nii ma lay wax ci lu wóor def nañu réunion ci gouvernement bi avec les ministres concernés sur la présidence président parce que dafa ne il faut que ñu projet bi ñu gérer ko man maay ministre bi damaa d'accord que ne moom président parce que projet am la te am nay retard yu nga xam ne ministère bi am na ci responsabilité ak ñeneen ñi ñu ko doon jox moom na ko jël mu gérer ko boppam pour mu gaaw démb def nañu réunion bu nga xam ne jàpp nañu ne année bii di ñëw ouverture des classes bi ci bâtiment wu UAM yu bees ak lot 1 bu université
Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass foofu la ñuy commencé cours yi. te loolu jàpp naa ne dina am bu baax a baax parce que fii ak fin janvier dinañ démarrer travaux yi dinañ signer contrat yi dinañ def lépp dinañ démarrer travaux yi. loolu ngay waxal loolu mooy moom mooy am ren quoi bu école bu université bi. bu demee novembre 2020. bonne nouvelle pour kii pour étudiants yi ñëw. waaw pour étudiants ak région yi nga xam ne foofu la ñuy tabax université ak économie bu Sénégal. parce que enseignement supérieur dafa am lu nga xam ne moom lay signifier ci université bu ci doxalinu développement économique et social lu réew. monsieur le ministre sa mbëbët pour un enseignement supérieur de qualité parce que nag dañ ko waxte des fois nga tàndal micro étudiants yi bu ñu la waxalee tubaab nga bëgg a dugg ci taabal bi. lan ngay sa mbëbët pour vraiment enseignement de qualité. waaw xam nga loolu moom niveau boobu ñun ñi constaté nañ ko bu ñuy wax français mais constaté nañ tamit au bout de quelques années bu ñu commencé liggéey dañuy wax français yow sa bopp sa journaliste yi gis nga bu ñuy commencé wax bi day jafe ak bind bi mais bu ñu commencé tomp di wax français ni mu ko war a waxee ci ñaari at ñett ñu commencé wax. problème boobu am na spécialiste yu nga xam ne war nañ ci xool c'est que français bi nañ koy jànge ak langue bi nañ koy jànge peut-être il faut ñu revoir ko mais niveau boobu du taxul ñuy wax ne niveau enseignement supérieur du Sénégal dafa wàññeeku ci langue bi la mais ci compétence yi ak ci li ci xam vraiment bokk nañ tey ci Sénégal ci Afrique ñuy yëkkati seen loxo ni suñuy diplôme yi ci privé bi ak ci public bi suñuy diplôme bokk nañ ci diplôme yi ëpp niveau ci Afrique te tey mun nañu taxaw dañuy taxaw comparé wu ak université yi nekk ci yeneen bërëb yi Sénégal tey bokk na ci réew yi nga xam ne ci li nga xam ne président Macky Sall def na ko fi jox nañu waxuma ci niveau bi rek jox nañu ay jéego yu rëy ci yi nga xam ne dañuy exercer suñu leadership ci enseignement supérieur en Afrique d'ailleurs tey dañuy woowee ne ñun ñooy ëpp ou enseignement supérieur des pays francophones d'Afrique. xëy na fekk la fi woon boobu nekk woon ministre de l'enseignement supérieur étudiant Fallou Sène yaa ngi koy suivre wala xamadoo ci dara xale bi ñu reyoon université bu Ndar. waaw xam nga Daouda xam nga Sénégal réew la mu nga xam ne ci ay charte lay taxaw problème boobu ba ci nit gaañoo dafa devenir li nga xam ne justice bi daf ci am. dafa moom moo koy jël en charge. problème boobu gis nga président lim ci waxoon mu ne àndu ci defu ci mais affaire bi mu ngi ci entre les mains de la justice ci situation bi mu amee woon ñun ñu ngi xool taxaw pour que justice bi nga xam ne moom moo am liberté mu gérer affaire boobu mais mënuñu ci lu bari mais ñu ngi ñaax que vraiment justice bi dem jusqu'au bout. loolu bu décision gouvernement bi la. xam naa ne respect de franchise universitaire xam naa ne sa conseil yi yàgg nañ koo kaas waa SAES ak yooyu alkaati dugg ci biir université bi di songu étudiants yi ñu naan loolu du franchise universitaire en cas de nécessité le recteur peut faire appel aux forces de l'ordre loolu. franchise universitaire mooy que en cas de nécessité recteur mën na faire appel aux forces de l'ordre mais tey fii Sénégal depuis président Macky depuis 2014 président Macky dafa wax force de l'ordre yi bu ñu dugg ci biir université yi. quelle que soit la situation. non sauf en cas de. sauf bu fekkee ne. recteur dafa dem ba nga xam ne. situation bi débordé na. situation bi dafa nécessité ñu dugg ci biir. mais li ci gën a bëri bu fekkee am na benn yoon bu ñu dugg ci université benn yoon lay doon mais amul li ñuy dugg ci université bi maintenant nag bu étudiants yi génnee ci voie publique bi génne ko boobu les franchises universitaires exercé tuwul. bu ko auditeurs yi ma fàttali ne ñu ngi ak. parce que mun naa la wax foofu même cité universitaire yi bokkuñu ci franchise universitaire mais même foofu. policiers yi duñ ci duggati déedéet dugguñu ci. ok di fàttali ne ñu ngi ak docteur Cheikh Oumar Anne nekk ministre de l'enseignement supérieur maire bu Ndioum monsieur le ministre amoon nga fi coowal OFNAC bi nga nekkee COUD nga porté plainte Nafi Ngom Keïta en fait nga ne woon annoncé woon ko plainte boobu da nga ko bàyyi ndax ay nit dañu intervenir wala yow yaa ngi koy sàmm ba léegi. xam nga affaire boobu man damaa wax ne nii laa ciy def damay ne damay noppi. mais dafa nga. oui pour la simple raison que man ni ma ko jàppee. parce que ni ñu koy waxee ak ni mu amee du noonu te ñi ci war a wax nañ ci rek procureur wax na ci nit ñi wax nañ ci man tontu naa ci booba. te wane ne mais fi ñu toll nii boo doogee nit ñi ni ñu koy waxee dañ koy wax mais man dama ne damay noppi parce que mënu ma am li yonent bi amul woon te loolu sama papa sama sëriñ moo ma ne bu ma ci wax. mais tey sénégalais man gisaguma journaliste rek buy ñëw ne ma Cheikh Oumar yow lii lañ la wax loolu nga def. dañuy wax rek OFNAC déedéet OFNAC day ne Cheikh Oumar lii nga def
mais kenn ñemewul ñëw ne ma kenn du ñëw ne ma yow lii nga def d'accord lii nga def kenn du ma ko wax parce que amul OFNAC ci boppam li mu wax kenn du ci jarul ñu ciy wax nit kuy responsable dañuy wax dañoo wax ne dañoo du OFNAC man jàpp ma ne OFNAC damaa am ak problème OFNAC. da nga am ak nit ku nekk OFNAC. non aw ma problème ak OFNAC parce que procédure OFNAC yi gis nga ko man ni ñu ma attaqué benn yoon lañ ko mës a attaqué nit ci OFNAC ba mu amee ba léegi donc ay attaque la. ay règlement de compte du ma ci wax. plainte ba pare nga ci non man maa ngi continuer garder le cap. di liggéeyal Sénégal. ci confiance su président Macky Sall. réew mi gars yi ñu ne nañ dafa makki maanaam amatu leen xaalis chantier yëpp yi taxaw na ba am ay jafe-jafe ba tey ngeen yokk courant bi sans wax ko Sénégalais yi. xam nga réew mi ak chantier yi dañoo arrêté il faudrait que ñun ñu jàpp bu ñuy wax yooyu ñu wax ci li ñu xam nga ñun pays en développement la suñu financement yi ñu am PSE bi président jël moom moo teg ay chartes yu nga xam ne dañoo war a dem ci émergence en 2035 loolu gis nañu benn plan bi ñu def France dañ ko ñëw ne ay programme yi nii lañ koy defee musul am Sénégal ci niñ ko jëlee orientation bi ñu ko jël mais mënul am Sénégal ci ni mu ko yaatale ni mu bëree projet yi ni ñu bëree tey mën na am siiw du jàmmi borom Sénégal dafa di fu nga xam ne projet yi ñuy yëkkati ñi di ñu ci jàppale mbaa di ñu wax dañ ko war a yëkkati ci gis-gis bi ñu am dafa bari ku ñu xool yi arrêté mais nañu xool yi ñu réalisé. mais dafa bari fu ngeen ubbi ay chantier. non chantier dañ koy ubbi nag loolu mooy doxal dañuy chantier ubbi di ko pare bu ñu ubbiwul parce que wax nañ fi ñu bëri du ñu woon ubbi mbaa ñi nga xam ne dañuy ubbi benn ñaar. mais ñun pareel nañ fi yi nga xam ne ñeneen ñi ubbi woon nañ ko mënuñu ko pare ba pare jël nañu yeneen yu nga xam ne pareel nañ ko am na yenn yu nga xam ne ñu ngi ciy topp di ko pareel te yooyu yëpp jàpp nañ ne ay chantier yu nga xam ne day modifier de façon structurelle suñu économie loolu ñu ngi ciy taxaw di ci liggéey war naa la ñun ci université yi moyens yi nga xam ne dugal nañ ko ci musul am ba indépendance ba léegi musuñu ko ci dugal am na ñaari université yu des yi nga xam ne ay projets yu mag la yu président yu ñu waroon pare mais am na yeneen yu bëri yu pare campus universitaire yi pare nañ ci lu bëri am na projet yu nga xam ne pratiquement ISEP yeeg ENO yeeg UVS ak yu bëri pare nañ ko ci am na yenn yu nga xam ne ñu ngi koy continuer di def mais ñun ñi nag ci yenn yu parewul la ñu gis mais yooyu dinañ ko pare est-ce que réew mi amante na xaalis ndax bu ngeen amoon xaalis bi ngeen fi demee Paris di indi ay fonds naan budget Sénégal dana toll nii am nañu nii bàyyi de fonds yi li ma la mën a wax gisaguma mandarga buy ñuy jàpp tey wax ci ne Sénégal amul xaalis te Sénégal li muy war a def yëpp mu ngi koy def ba ci yokk courant bi njëgu courant bi dinaa ci ñëw léegi tey ñu ngi jël lépp lu ñu war a def ñu koy def ñu ngi fay salaire yi ñu ngi fay dette bi ñu ngi defay effort ci fànn yu bëri investissement yu bëri mais réewu pays développement du ñu yeewu rek pare yëpp am na yu nga xam ne war nañ fay dafay effort mais loolu ci gestion la parce que gestion ay levier la levier la te am na période bu nga xam ne ci campagne électorale yu bari la ñu génnoon 1 an mais tey gis nga chantier yëpp ngi jógaat parce que réewu Sénégal dafa am na mu bindoo mais tey du problème bi ci chantier yi ndax chantier yi ñu jël dañ ko war a jël ndax am nañu moyens yu ñu ko war a am du fànn boobu maintenant il faut ñu accélérer am na yu nga xam ne dynamique bu nga xam ne ñun public bi ñu ngi ci am na yeneen entreprise privée yi am na tamit ñoom ay niveau yu ñu war a egg récemment loolu yëpp dañ koy jàppale dajale ko pour ñu xool naka la ñuy jëfale affaire bi kanam maintenant ci courant bi. yokkute yu metti na de ci. non bon mën nañu wax yokkute la ci facture yi. waaw mais en réalité li ci am mooy Sénégal gouvernement du Sénégal ci xaalis bi réew mi yëpp bokk at bu jokk dañ doon jël 270 milliards ne dañuy subventionner courant bi cela veut dire ku ci nekk sa facture li ngay war a fay sa facture gouvernement bi nombre de li nga sa facture fi mu toll. wàññil nañ la ci am na lu ñu leen ci wàññil lu méngoog yow facture bi ngay fay cela veut dire bu ñu nee facture bi day jël 10% kii fay 20 000 francs 2 000 francs lañ ko wàññil mais kii fay 200 000 lañ ko wàññil gouvernement bi ne tey ñi nga xam ne 270 milliards yooyu nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk ñu koy jël di ko subventionné ñëpp yem ko te de ñëpp am na ñu nga xam ne soxlawuñu subvention parce que man bu ñu ma subventionné lee man Cheikh Oumar Anne 200 000 francs parce que dama am sama ay climatiseur sama kër
man ak samay doom am télé bu ngand di toog di seetaan ma ak samay doom télé climatiseur bi di tàkk ventilo bi di tàkk frigo beeg affaire bay tàkk bu ñu paree bu weer wi dee ñu subventionnel ma 400 000 alors que kële nga xam ne moom amul lu mu jënde frigidaire ba amul kii nga xam ne 20 000 francs lay am facture ñëw subventionnel ko 2 000 francs loolu baaxul te ñooñu la ñuy ndax tey léegi gouvernement bi ne non ñi nekk ci suuf dañ leen bàyyil seen subvention dañuy continuer di leen subvention mais ñi nga xam ne dañuy consommer lu ëpp li nga xam ne moom la Sénégal les moyens bi moom lay subventionné moom lay consommer ñooñu nañu fay lépp de kenn dootu leen subventionné parce que 270 milliards yooyu dina am lu ci des yi nga xam ne day subventionné mais li ci des mën nañ ko jël orienté ko feneen. mais loolu mais na ngeen koy calculer parce que aussi. non xam nga facture lañu xam nga fay. mais léegi nit ñi woyofal la ñu gën a di privilégié dans tous les cas. xam nga ñun xam nañu coût kilomètre bi. ni muy jale xam nañu consommation yi ni muy demee. am na système bu nga xam ne Sénélec liggéey na ci ay pendant les périodes parce que subvention bi da doon dem dafa am na nu mu doon duggee ci facture Sénélec ci facture ci carte woyofal yi ñu doon jël na dafa subventionné woon. dañ koy xool mais loolu est-ce que war doon ci woon waxtaan ak sénégalais yi parce que tey lii bu amee ba nit ñi di wàcc ci mbedd mi di manifester parce que y a un problème de communication. aussi non xam nga Daouda waxtaan nañ ci ak sénégalais yi mën na am il faut ñu wàccaat waxtaanaat mais xam nga ne dafa am ñeneen ñu nga xam ne bu ñu waxtaanee ñoom it ñu wax neneen. mooy ñan politiciens yi. xam nga tey am na ñu nga xam ne sax dañuy ne non facture yi weer wi dafa diis. alors que li ñuy wax yokk duggagul ci sa facture yi. am na yu bëri ñu nga xam ne dañuy wax nii mais tamit mun na justifier wu lu tax facture am na ñu nga xam ne facture dafa yokk ma joxe benn exemple sama chauffeur sama doom bàjjan la dafa ñëw ne ma waaw ministre man sama facture courant dafa yokk de kii bi yokk bi dafa bëri ma ne ko non yokk bi duggagul ci facture bi mu ne ma asam bos yokk ma ne ko day yokk mu ne ma ndax lan ma ne ko benn jóge nañu facture bi ngay fay mën na am période tabaski la ak affaire yooyu te sa yow ñaari jabar nga am sa ñaari jabar bi nekkoon benn bi nekkoon Fuuta ñëw na fekk sa beneen jabar bi mooy sa kër léegi néeg bu ci nekk am na ñaari ventilo te da ngeen di toog waxtaan ba yenn heure yi taal di seetaan télé parce que te xam naa ne boo duggee fenn samedi ak dimanche di sieste ci fenn bi am na keneen ki bu duggee néegam tamit taal ventiloom pour mën a dalal xelam tuuti parce que jabar ji tamit sama kii la ma leen di tooñ ci loolu mais loolu day justifier day feeñ ci par facture yi ma ne ko léegi da ngay ñeneen ñi nag dañuy comparer seen facture ren bu novembre bii ñu jot fin novembre ak li ñu jotoon fin novembre bu daaw moom la ñuy comparer duñ ko comparer bu njëkk bi mais dans tous les cas yokkute bi duggagul léegi nag à partir de facture yeneen yi mën naa mu commencé dugg te même comme ñaari facture yi ñaari weer la am na ñu nga xam ne bu duggee ñi ñuy fay fin décembre ni une partie tout simplement de la ñuy am la ñuy dugg loolu nag nañu xaar ba mu ñëw te bu boobaa bu ñëwee nag dina Sénégal dina changé bu baax ci ñeneen ñi doon wax parce que ñu bëri bu ñu joree seen facture dinañ gis ne li ñu doon fay amul yokkute bi ci mel maintenant nag ñi nga xam ne dañuy toog di consommer lu bari ñoom mën nañu fay dinañu fay mbaa ñu jël ay décisions mesures yi nga xam ne dañuy wàññi seen consommation. mais ak dund gi tey. maintenant mais ci électricité bi xam nga man li ma ci jàpp fii dañoo demoon revendication bi mooy nañu am électricité tout le temps. ba mu dem ay émeute la fi dugal. bi bokk na sax li daaneel Ablaye Wade. non mais amuñu woon électricité ay coupures yu bari la. tey Sénégal amatul coupure courant parce que courant bi dafa doy multiplier nañu par deux nos capacités de production. En diversifiant ci fu nekk def ay efforts yu nga xam ne c'est extraordinaire pour notre développement. defe naa loolu il faut ñu gis ko que ne secteur bi il faut ñu liggéey ko pour mu jëm kanam parce que mënuñu jàpp rek di ne prix bi am na ñu nga xam ne mën nañ leen subventionné ba léegi mais am na ñu nga xam ne bu ñu leen subventionné day plomber réew mi parce que ci doole ñi nga xam ne dañ leen war a subventionné la ñuy dund. mais est-ce que mënuñu yokk yeneen secteur yu mel ni courant nag quand même bu ñuy jëm nit ñi di manifester. non yokk dama la ne ñi ñu war a ñi nga xam ne waruñu leen a yokkal gouvernement bi tenir na ci compte. du leen yokkal mais ñi dem place de l'obélisque du milliardaire du millionnaire. non xam nga fi ay sénégalais lambda lañ. non xam nga tey nag yow yaa ngi nii yow journaliste nga am nga niveau bu baax. mais yaa ngi posé wu ay question ci naka lañ koy defee naka lañ koy gérer yokk bi. waaw xam nga ñeneen ñu bëri
dañ leen a wax ne nañ ñëw dañ leen di yokkal te fekk ne ñooñu impact bi amul ci ñoom amul lu bari ci ñoom amul lu ñoom li nga xam ne bu moo tax nee naa la bu ñu fayee facture yi ñooñu ñëw leen waxaat leen ci kàll ñëw leen ñu wàcc ci courant bi dañ ko yokk dina jafe lool tiitu leen ci manifestation yi tey place de Obélisque la woon suñu ajjuma bi suba ñuy woote place de l'Indépendance ay nguur ay réew manifestation mais noonu daaneel nañ leen est-ce que tiitu leen ci manifestation président war a woote ne comme man sama askan bugguñu lii ma teggi sama tànk ci loolu aussi xam nga ñun dañuy gérer réew mu nga xam ne réew mu démocratique la Sénégal dafa démocratique ñun ñi mën nañu manifester mais manifestation yi ñuy def démocratiquement lañ ko def ñoom ñuy manifester mën na am sax du ñoom ñoo xeex ba am acquis bi ñeneen ñoo ko xeex ba am ko am na ñu ci bokk mais ñi ciy gën a yu xamuñu fu ñu jaar ba egg fii moo tax defe naa ñuy jël ay yenn attitudes yu nga xam ne méngoowul ak ñi nga xam ne ñoom ñoo xeex xam nan la mu ñooy mat lan mooy acquis démocratique boobu lan lay signifier maintenant bu fekkee ne ñoom dañoo jàpp ne nag réew mi jox nañu Macky Sall mandat pour mu liggéey ñoom ñu yaakaar ne ñoom seen bëgg-bëggu bopp bu nga xam ne teguñu ko lu dul seen bëgg-bëgg mooy préparer dem élection 2024 ñu nekk ñu ci loolu ñun tey li ñu nekk li ñu intéressé mooy liggéey réew mi ci programme bi nga xam ne moom la Macky Sall wax leen ñu yaakaar ko ci moom jox ko réew mi maintenant nag fii Sénégal nag am na ñuy ressort mais nguur gi tamit am na capacité yenn yu nga xam ne du yeewu rek ñëw ne da ngay ñëw rek yeewu ñëw def ko fawee ko noonu non loolu mënul nekk. ci démocratie romboon nañ lii am ñii ne dañuy manifester contre yokkute courant bi ay seen waa militant APR yi dañoo tax ñuy def contre manifestation loolu mën na fi indi ay jafe-jafe. liberté de manifester. kat moo ko moom. ba ci trouble mën na am trouble. non attends rek trouble bi kat kii bëgg na manifester. kii bëgg na manifester man bëgg naa manifester contre dama contre keneen ki bëgg na manifester dafa nekk ci dëgg dafa ànd ak moom. te mënoo xaar beneen diir dafa nekk ci même bés ba la ko demande. non ñoo leen mën nga ko defee rek. est-ce que duñu wax opposition bi defoon nañ ko semaine bële nañu bàyyi semaine bii. mais waxoon nañ leen ko par exemple mënoon ngeen leen ko non xam nga bu boobaa xam nga fi ñu toll nii nañu bàyyi réew mi am nañuy bànqaas ak ay chartes yu nga xam ne préfet ak autorité. waaw même monsieur le ministre yow maire nga en même temps yow xam nga ne lu mel ni préfet danaan trouble à l'ordre public annulé ñaari manifestation yi loolu noonu lay def décision moom day leer. donc ñii organiser ñoom ñaar ñii organiser yëpp ñoo war a def ay effort yu nga xam ne du am risque de trouble à l'ordre public. mënuñu ko jël teg ko ci kaw doole non Daouda. affaire bi affaire politique la. xeex la non politique la. politique nag ci réewu démocratie dafa am pouvoir. ak contre pouvoir ak opposition. non contre pouvoir yéen la war a doon. bien que ne de temps en temps opposition ngeen di gën a jege. mais dafa am pouvoir ak opposition. ku ci nekk da nga am sa doole. opposition moom dañ ko waxuñu ko ne liggéey réew mi dañ ko wax na wone xalam mais dafa am fu mu war a yem parce que intérêt réew mi tamit dañ ko war a. sàmm. suñu système bi ñu am dañ ko war a sàmm. fii système démocratique la alternance daf fii am ak affaire yooyu ñoom li leen préoccupé mooy 2024 mais tey sénégalais yi li leen préoccupé mooy seen dund ak naka la ñuy liggéeyee Sénégal mu jëm kanam. loolu nag ci loxo président Macky Sall lañ ko teg kenn mënu ko contester mun nga def sa opposition nga wax la wax mais tey ne da ngay contester Macky Sall la nguur gi nga xam ne réew mi moo ko jox ci charte réew yi kooku kenn du ko nangu. waaw loolu kenn du ko nangu yow moom xam naa ne ko am fit nga xam naa ne troisième mandat bi moom ñeem nga cee wax moom Macky Sall dafa war a am troisième mandat. non xam nga troisième mandat. ay troisième mandat ak affaire yooyu loolu ay wax la yu nga xam ne ñi ko fi bëgg a imposer ñun nekkuñu ci loolu. ñun dañuy génn déedéet ñun dañuy dóor di génn ci ay élections yu ñu gagné réew mi jox confiance président Macky Sall ne ko gérer ñu réew mi 5 ans. tey Macky amul benn mandat bu dul mandat jiite réew mi ci 5 ans liggéeyal réew mi def ko ñun loolu mooy suñu préoccupation am na ñu nga xam ne nag dañoo toogoon 2019 nekk candidat def ne ñoom ñooy jël réew mi sénégalais yi caw leen du Macky Sall leen caw sénégalais yi caw leen ne leen yéen doyu leen ñu ñooñu ñu dem caw yi metti ñu yeewaat taxaw ne fi ñu toll nii nañu préparé 2024 ñoom ñooy wax ay 2024 waxu lu leen neex ñu wax ci lu leen jël ñu nekk ak ku mu mënti doon nag. loolu mooy sa ñu ku ciy wax mais ñun tey li ñuy wax mooy li nga ma posé sànq projet yi ñu jël yi nga xam ne Macky Sall jël na ko ci fànn yëpp di ko def ci équité sociale
di ko def ci construction des infrastructures di ko def ci amélioration de l'environnement économique du Sénégal yooyu moo ñu soxal ci yooyu la ñuy liggéey. mais troisième mandat waxu lañ ci. donc loolu du wax. tey mais Serigne Mbacké Ndiaye yéen a ko yónni de. non Serigne Mbacké Ndiaye vraiment moom homme politique la bu am partem bu am liberté am jël position nekk porte-parole Macky Sall. non amul fenn fu mu nekk porte-parole Macky Sall. Il a sa liberté même bu nekkoon porte-parole Macky Sall il a sa liberté en tant que parti politique joxe position. pourquoi yeneen parti politique yi opposition bi ñoom dong ñoo war a wax. jël position. yow bëgg nga Macky amaat troisième mandat. nee naa la xam nga fi ñu toll nii tey. li ñuy liggéey mooy réaliser les trucs te Daouda damaa defe ne Sénégalais yi il faut ñu def attention bañ a déglu ñenn ñi nga xam ne li leen préoccupé mooy 2024 tey réew mi ñu ne yore enjeu de développement yi ñu am ñu ngi ciy def ay jéego yu metti ñu ciy sant yàlla te dina gën a tar projet yooyu dinañ gën a tar mais nañu xool environnement bi ñu nekk environnement ñun tey bi ñu nekk réew yi ñu wër situation yi ci am. bon sant yàlla. ñu jam ba pare ñu jàpp ne non mënuñu sant yàlla rek yem ci dañuy sant yàlla pour Sénégal mais dañuy war a def attention parce que ñun ak ñoom ñoo bokk avenir parce que li ciy xew yu bëri ci suñu buntu kër lay xewee. coow bu nekkee sa buntu kër da ngay def attention te ñun Sénégal yàlla daf ñu may rôle bi nga xam ne tey Afrique CEDEAO mooy ñiy wax français ak ñiy wax anglais Nigéria Côte d'Ivoire ak Sénégal ñoom ñoo yore bànkaasu économie bi te situation ñetti dëkk yooyu defe naa ñun am nañ ci position bu nga xam ne tey mën naa wax ne leadership bi ñun ñoo ko war a exercer te président Macky Sall mu ngi koy exercer bu baax di défendre ñun ñi nangu ko situation boobu dafa am donc il faut que ñu def attention loolu mooy préoccupation yi ñu war a woo Sénégal cela veut dire que tey renforcer suñu sécurité renforcer suñu environnement sécuritaire pas ñëw toog fii di ne dañuy yóbbu ci ay élections 2024 yu ñëwagul avant boobu il faudrait fii balaa ngaa day naam nekk fa suñu defee laxisme waruñu taxawuñu ni ñu war a taxawee 2024 leneen la ñuy tal lu dul ne kan mooy nekk ay mandat ak mandat bu weesoo loolu 2022 situation bi ñu jëm mooy situation bu nga xam ne dañuy am pétrole ñu nar ko exploiter donc 2022 2023 loolu situation boobu il faut que ñu am tamit ay nit ñu dëggu ñi nga xam ne Sénégal moo leen ñor ak Afrique moo leen war a ñor pour ñu jox leen ñu xool naka la ñuy gérer affaire boobu période boobu nag dafa laaj pour Sénégal ñu nekk ci situation bu nga xam ne day dal nekk ci liggéey loolu nag fépp fu nit nekk muy politicien muy chef religieux muy syndicaliste dañoo war a bàyyi xel moom tey ñun li ñuy yuuxu fii ak affaire yooyu yeneen réew yi nañ la ñuy xeex ak la ñuy ñaan mucc ba ñuy ñaan ñun egguñu foofu donc nañu jël attention bañ a jiital suñuy ambition politique ci kanam jiital intérêt Sénégal ci kanam Macky Sall nag ci la nekk ak gouvernement am. bu ma jeexalee Ndioum maire bi ñeneen bañ la falee ministre ba léegi nee nañ gisatuñ maire bi. waaw jom ñoo koo xam yaa ko wax. damay laaj rek. non dama dégg d'accord da nga koy posé ne laaj la. waaw yaa ngi dem Ndioum ba léegi. non man lundi laa jógee Ndioum. lundi soir laa jógee Ndioum def conseil municipal. foofu dox na wala doxul. ndax dox na am doxul. demal dugg ca dëkk ba nga xool. waa nga taxaw ca dëkk ba nga ay réalisation yoo fa def. non dañuy ne Ndioum dañoo nekk mooy commune bu gën a émergente ci commune yi. waaw jógee fi mu jógee ak fi mu jëm. mooy commune bi gën a émergente. Farba nag mu ngi ñëfee pour dab ma moom ak waa Agnam mais ba léegi nee naa ko bis bu jot ñoo nekk ci kanamam. élection yi di ñëw da nga sampan ndënd wala doota bëgg a bokkaat nekk maire Ndioum. non waxu samp ndëng ak say guñ foofu. waaw mais comme liggéey nga fa kañ. xëy na bëgg nga nekkaat maire da Ndioum foofu laa dëkk liggéeyal ko loolu li ma war a def la bu ma nekkee maire ak bu ma nekkul maire yëpp mais campagne électorale jotagul. waaw ci benn minute looy tëjee waxtu bi jot na. non lu may tëjee mooy ñu gëm Sénégal comme nit ñi au moins comme nit ñi ñeneen ñi gëmee ñu gëm Sénégal ci position bi ko président Macky Sall teg tey ci biir Afrique parce que gis nañ ne ñi ñu wër yëpp tey ñu nekk nañ ci situation boo xam ne dañoo nekk ci jàmm ku ñu woo mu ñëw ak koo mënti doon muy États-Unis muy Chine ak muy Russie ñëpp bëgg nañu ànd ak moom ci fànn yi nga xam ne fànn de développement la. Fonds monétaire international ñëw présidente bi dañ ko élire fi mu njëkk a ñëw directrice générale bi fii la ñëw wane ne ñun ci ay tànk yu wóor lañ nekk
tey yàlla may nañu ñu ngi jëm ci situation bu nga xam ne dinañu am ressource naturelle ñu ngi ciy taxaw di ci liggéey ci jéego yu yoon que nañu gëm suñu bopp gëm ne tey Sénégal mën na ci génn dem émergence ñu taxaw liggéey loolu bu ñu ko jox kenn ku nga xam ne ay ambition parce que situation bi nar na neex ñu ne ñoom loolu la ñu bëgg jël ko téye ko def ci lu leen neex déedéet nañu taxaw pour que Sénégal nekk ci situation bu nga xam ne ku ko yor tamit da ngay ñëw liggéeyal Sénégal parce que Sénégal day jëm kanam te loolu defe naa li ñu vision présidence Macky Sall bi ñu jaay émergence ba nga xam ne ñëpp dañ ciy bindu tey loolu war nañ ko jàpp dëgëral ko bu baax a baax. docteur Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur recherche ak innovation maire bu Ndioum RFM mu ngi lay gërëm di la sant. Daouda maa ngi lay gërëm di la sant di jéggalu auditeurs yi ci wax ji bu fekkee am na lu ci ñagas. ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm sa conseil technique yi rëpp rawatina nag sa conseil en communication ma siiwal ko mooy Lamane Mbaye mi nga xamante ne. moo yore communication di gërëm Aliou Ba tamit. waaw yow it ma siiwal le sama xarit ga. waaw jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant.